ñu ngi koy gis ci social media bi ku nekk mu ngi ci comment ñu ngi gis screenshot si fii xamuñu which is which try naa sax pour jéem koo jokk am reaction am unfortunately mënuma ko am but Gambien si duñ ñu ko baal bu ñëwee ba fii te ay waxuñ ci nan nga gisee situation bi ñu xëy rek tuumaal ku mel ni moom ne dafa dugal loxoom ci tappale waaye moom tamit statement bu ñu génnee ne moom moo ko wax gisuñ ko mu publish ko si social media handulam waaye gis nañ ñu siyaa ko ne moom moo ko bind weddi mbir yi tey nan ngay jàngatee mbir mi police bi nan la si war a mën a doxee ndax police bi noppi gum si noppi nii noonu la si war a noppee ndax warut a gaaw a investiguer wartu bind dara xool wala itam moom nday mbili gi ci boppam mu gën a génn mën a leeral ñun def nañ all efforts pour mën ko am xam yow nan ngay jàngatee situation ndax réew mi jamono ji yëpp si loolu lañ nekk di wax. mooy James Manga moom police prosecutor la boo xam ne dañ ko tuumaal ne dafa am koo xam ne daf ko doon laaj xaalis ci jëm ci ne pour jàppale ko wala layal ko maanaam doon li nga xam ne mooy layookatam ñu bari nag jàpp ne gis benn screenshot bu ñu wane ne moom la saa yi seen na ko xaalis many times ci money transfer service yi moom nag weddi na am na statement bu ñu génnee ne moom moo ko bind ne weddi na mbir yi waaye nit ñi ba tey ñu ngi wax ne mënuñu ko gëm ndax lu si police bi war a mën a taxaw lan moo war a doon taxawaay police bi ak nan nga jàngatee bu fekkee lii dëgg la moom lan moo ko war a mën a xaar. nit la koo xam ne man xam naa ko. jëflante naa ak moom. te dama am kóolute ci moom bu baax a baax. ngir jaar-jaaram xam-xamam màcc na dem na réew yu bari. coom ne ci wàllu jàng ak tàggat boppam pour naka la moo gën a mun a amee yokkute ci liggéey bi mu ne. yi fi kaaraange nag nekkul lu yomba bu doon koo xam ne ñu bari naw nañ ko surtout ci ndaw ñi. am na taxawaay boo xam ne surtout ci ndaw ñi ñu ngi ko xoolee yu mel nii su génnee nag day betta ñu bari bu dee dëgg la moom comme li mu wax ci kàddu ne weddi na ko ne du moom mbir mi dafa mel ni yow la du man kon su boobaa yoon war naa def liggéeyam surtout ci béréb bi nga nekk fi béréb bi mu nekk nga xam ne mooy police yi am na fànn yoo xam ne ñoom gestu mooy seen liggéey war nañ koo def si nu mu gën a gaawee bu dee def si set askan bi mun a xam ne set na ci mbir mi bu dee setu ci nañ ci jël ay dogal yi nga xam ne ñaari mbir la moo mën a fësal benn ñu moo xam ne képp ku def lu mel ni wala nduru ak lii réew mi am na luwaa yoo xam ne nii la ñuy jëflanteeg ak yow leneen li mooy ne pour ñoo xam ne ñoo nekk ci bunta boobu ak ñi dëkkee ci réew mi ñoo xam ne lépp loo xam ne mbalañ fogala lu jaarut yoon waruñ koo seetaan ñu di ko bàyyi bu dee def si set ñu setal daram nit ki bu lay tuumal ci loo xam ne tam nekkut lu war yoon tam na def li nga xam ne mooy lu war ngir suñ luwaa nanguwuñ yàqa deri nit ak yu mel noonu parce que mbir yi bu setut rek nit ki di joxoñ di tuumal yu bari dafay isi ay lenta wala nit ki di am xel ñaar ci nit ki lu xas be dugga ci social media bi nag ñu bari dañ cee am intérêt dañoo bugg a xam mbir yi fan la jaar naka la amee ak fan la mujjee waaye yi boo si jëlee jéego amaan na du ñàkk am na ñeneen ñoo xam ne dinañ ci war a bokk wala ñu am yu mel nii dina leen ragalloo wala ñi ci bokk du ñàkk ñu feeñal ci ñeneen su ko defee ñu réglé ko ngir bunti kaaraange gi wax dëgg neex yàlla liñ ci soxla maanaam ñu wone jom fula ak fayda ngir nit ñi mun leen di naw ak lu leen war ci liggéey tam ñu mun koo def si nu mu gën a rafetee ndax police bi tamit tekki tekkaaral bi noonu la war a demee maanaam ñu ngi jiiñ koo xam ne ci yow la bokk def na defut ndax du doon yoon ñu génne benn statement wax ne dégg nañ allégation nii ñu ngi def nangam pour askan wi tamit xam ne waa police bi toogul rek noppee noonu waaye gis nañ nu mbir yi demee ba tey man gisaguñ official statement bu jógee ci police boo xam ne bind nañ ko ne police wax na ci nang comme yeneen kees yi bu ñu ko daan gis donte que bu fekkee ruumoo la rek police dafa daan binda ne nangam ak nangam waaye bii demeewut noonu ndax tekk-tekkaral bi jaadu na wala xëy na ñi ngi liggéey si suuf. waaw loolu warut leen pour ñu noppi ci rek ne tekkaaral warut leen liñ baaxoo di gis si ñoom bu dara xewee ñoom dañuy génn leeral ko lu ci ëpp duñ xaar nit ñi sax di leen laaj wala di leen joxoñ dañuy dégg wala gis ko rek ci social media bi ñoom dinañ ñëw
génnee ci press release wala génnee ci statement boo xam ne dina seetal mbiri war seen noppi nag du lu ñoo saytu si ñoom lépp lu xew ku bokk ci yow ku bokkut ci yow wala lépp loo xam ne lu laa taxala ñoom war nañoo génna suñ bindut sax ñu wax ay kaddu ngir am nañ ñoo xam ne ñoo leen di waxal ñooñu dañ war di génna di leeral mbir yu mel nii ngir noppi léegi-léegi buñ la joxoñee dara wala kiñ ko joxoñ dafa bokk ci yow noppi dafa mel ni nangu nga wala yaa ngee bëgg a déggal loo xam ne loolu lañ nekk di joxoñ so lu mel ni police dafa am solo ngir suñ kaaraange ci ñoom lañ ko sës ak yeneen mbir yu bari yoo xam ne mu ngee dox fii ci réew mi police bi lañ ci yaakaar ñoom ñooy kii njëkk a jóg tey ñu ni neen suñu amee jafe-jafe bala ñoo dem fenn ci police bi la ñuy njëkkee bala ngaa dem sax ci àtte néegi àttekaay police bi nga war a njëkk a jublu kon bunta la boo xam ne dañ war di am jokkoo ak ñun ñi nga xam ne ñooy communities yi ñun ñi nga xam ne ñoo nekkee ci réew mi surtout lu mel ni community policing li bokk na ci li ko dooleel maanaam mooy civilian bi ak ñoom police bi naka lañ di amee jokkoo ñiy diisoo di déggoo ci mbir xewee surtout mbir yu mel nii yoo xam ne ñu ngi leen di joxoñ baaraam. Sonko mbiru James Manga lan mooy doon sa réaction gis nga allégation yi ci social media bi jamono ji loolu moo nekk talk of the town loolu la nit ñi di waxtaane lan mooy sa réaction ci mbir mi noo koy jàngatee donte ko gis nañ benn statement bu ñu wax ne mu ngi jógee from him mu weddi those allegations waaye ba tey nit ñaa ngi keep di indi yenn mbir di indi ay yenn screenshots xamuñ naka la how authentic dia waaye lu ci mënti am rek mooy allégation yi dia keep coming police bi mu ngi noppi gisaguñ ci leneen loo xam ne teg nañ ko si waaye nan ngay jàngati mbir mi ndax am na ñu doon oppose sax wala ñu doon criticize biñ ko boolee ci li nga xam ne mooy commission si anti corruption kii bi yow nan nga koy jàngati. Thank you so much, Garane. I'm very sorry tey moom programme bi like den late on tuuti but laajte boo def nii is very important issue bi xam nga affaire réew understand is the business of everyone like Dudu lu mu wax James nit la koo xam ne nit la koo xam ne dañ ko respect bu baax nit la koo xam ne xale yi we looking up to him because me personally he is my friend, he is my guy but the truth is a police officer dafa am loo war a def dafa am loo war to def because police officer they have their code of conduct especially soo demee bi nga nekka nga liggéey si police si wàllu àtte so si wàllu àtte moom soo nekkee foofu noonu dafa am loo si war a dugga ak loo xam ne waruloo faa dugga because dëkk bi dañ am loi we have the bar ba xam ne ñu ñooy lawyers yi seen liggéey moom they are the one paying tax because all these lawyers they pay tax to the government so any form of legal consultation you have to go to them understand and they will advise you pay them so a police officer you can give your independent opinions to people or issues if you have personal issues but nobody you should not be running a law firm for example I don't think the law will not allow you to be running a law firm whilst you are still a state prosecutor because one thing Nyanda Kame understand dafa am loo xam ne di nga war a understand mooy ne for example yow nga ne man ma nekk police ma nekk the state prosecutor ma nekk a legal advisor of you for example man nga si ñëw you seek advice from me I draft a legal notice for you whatever even soo fekkee ne sax loolu moom danga ko yóbbu ko jox ko beneen lawyer man suma boobu man maa ko draft man maa nekk di state prosecutor at the court léegi da nga gis ne case boobu noonu state is gonna lose it because I'm the one who is defending the state soo fekkee ne man maa nekk di defend the state and then case bi man maa ko bind so one will say this might be the reason the state has been losing cases if that is the truth, if that is happening. Because if a state prosecutor is a person, one is the one who is drafting, legal draft, mu jox ko beneen lawyer bu ñëw rek just copy and paste.
moom mu ñëw si court bi I mean obviously case boobu noonu I mean the way they want that case to be that's how the case is going to be so this is why there must be a restriction of a state prosecutor in terms of being a legal advisor that is my own view so James is for me like I said I respect this young man nit la ko xam ne I look up to him parce que man dañ dee tase si court I mean at some point even man suma case he was part of it understand but that does not mean he's my enemy or so but when it comes in terms of truth Garmi il faut que ñu wax dëgg we have to speak the truth so allegation bi whether it's true or it's not true that's not my problem my problem is moom si boppam génn na si boppam moom moo génn mu ne allegation in the social media mu ne loolu is not true moom xaalis ba mu receive mu ne xaalis boobu noonu waa ji bi mu was paying him to do a legal service for him and that case is already before the police I believe and the case is under investigation so the case can actually be tampered that is my case so my advice to him is he should restrain himself from doing such. And again, what is more important here is James is working for the Anti-Corruption Committee. So Anti-Corruption Committee, what is their job? So you cannot be a lawyer and a jury. This is the problem. So all what is said, if that is happening, and if there are evidence to this, obviously it should rescue himself from the Anti-Corruption Commission and allow this thing to be investigated. I am not saying go. I mean, he took money or so and so, but according to what he narrated, if he actually did that, if he actually drafted a legal notice or a legal something for the guy, and then he might be the very person who the police might assign the case to, or maybe the police might assign the case to somebody who is under him. So the case is going to be compromised. So that is my case. That is my point. And I'm advising my brother James, if that is the case, like he said in his statement, that he is calling for an independent investigation. That's what he is calling for. So let's allow the independent investigation. So like for him calling for an independent investigation, mom resign wala mu nangam wala mom dafa wara jël dara if fekke police daxut ko mom mu resignal bopam pour mbiri leer. Yeah, because I'm like nit ku melni mom, you have a high regard for, a lot of people have a high regard for him. So the network feel like Gambia nit so do a problem he himself the legal decision to move set aside. But I think it's very important because integrity is very important. Understand that? Integrity is very important. Like mom si bobam to set himself aside, that will give him more credibility, more integrity, than Muhar the police dahak. Understand? Because it is an allegation, so there is no proper proof against him. For me, the only thing I observe is only to go a state prosecutor taking serving as a legal advisor or a lawyer for a person may along call a case is already before the police. I see that one has a conflict of interest. All right. Yes, Mr. Jang, lan mooy sa jàngat ci mbiru James Manga coow li bari na ci moom weddi na ko ba tey am na ñenn ñoo xam ne moom fi ñu taxaw lañ taxaw ne moom la Cheikh jël na xaalis ci nit doon ko wax ngir am lum ko defal mbiri nag toll nu mu toll nii police bi tekk takkaalam tamit am na ñu ko ŋàññi wax ne bu fekkee nañ tuumaal kenn ku bokk ci yow war nga génne leeral nu mu gën a gaawee tamit war nga taxaw ne ñi ngi ci kaw mbir mi di indi investigation yow loolu yëpp noo ko nekk di jàngatee. waaw man li ma si jàngat dina nekk ñaar ba ñetti mbir. benn bi mooy man defoon naa gestu sax pour seet ñi nga xam ne ñoo jegeñ sa si ki nga xam ne moo ko nekk di tuumal. Allegation si man ni ma ko gisee ak ni ma ko déggee tamit. From a reliable source koo xam ne he is very close si ki nga xam ne moo ko nekk di tuumal. kooku dafa lim explain is very clear. Allegation li kooku wax na ne kër la doon jënda 1.2 million dollars yi yàlla def ki ko jaay kër gi moom bés dafa dem ci kër gi dafa ñëw holiday dem ci kër gi something like that keneen feeñu ko fa ne moom kër gi
mu delluwaat si waa ji nga xamante ne ni moo ko jaay kër gi 1.2 million. bi mu delloo si waa ji mu laajte kooku pour delloo ko xaalisam kooku di ko tey ëllëg so si la dem nag parce que xamante na ak Manga mu approach ko allégation bi noonu la demee. bi mu ko approché mu ne ko dafa bëgg pour mu yóbbu waa ji si yoon pour nu ko waa ji di delloowaatee 1.2 million am. understand loolu mu nekkoon di basis of it allégation bi man ni ma ko ki gën a jegeñ waa ji lim ma explain so loolu bi mu xewee Manga lim def mooy fexe na ba indi waa ji nag nekk koo xam ne bi kële ñi ko jegeñ bi ñu ko explain ne waa ji yàgg na sax Manga daf ko daan musoon na ko prosecute amoon na beneen case bu xappu noonu boo xam ne Manga daf ko doon prosecute si yeneen tuuxi duna yi waajooju noonu mooy waa ji nga xam ne jaay kër gi ba pare jaay kër gi exactly so problème allégation bi yëpp loolu la so Manga nag amaana police officer la soo gisee sax gars yi recommend ko pour mu dem si anti corruption commission bi amaana leadership bi dañ am high hopes in him amaana dañ gis ne ku xarañ la si liggéey bi te yaakaar nañ ko ba tamit su fekkee ne affaire yi dem na ba affaire yi war a mel nii yow ki li ñëw boole ki ñëw indi si complaint ne la diw dafa jël suma 1.2 million ñu gis screenshots allegedly yu wane ne yow yaa ngi message kooku naan ko borom kër gi agree na parce que moom dafa gumloo ki jël 1.2 million yi moom Manga allégation bi moom dafa gumloo waa jooju ne dina convince ki mu jël 1.2 million am pour mu jox ko beneen kër. understand soo bàyyee xel screenshot yi mu ngi ko wax ne the guy agreed you get it so mu d'accord ne su fekkee ne waa jooju nangu na pour mu jox ko beneen kër dina ko jox 65,000 allégation bi lii la ne ko ne man maa nekk di wax de allégation bi moo nekk di wax loolu so waa ji seen ko 20 senat ko balance bi muy lim receive yëpp muy 65,000 léegi waa ji xaritam bi ko jegeñ bi ñu demee ba mu gis ba ko lawyer bi won screenshot yi lawyer bi moo ko ne waa ji yow kii daf la nekk di play games sàcckat bi nga yóbbu o ki la tuumal ki nga yóbbu mu ngi di la moom fay na ko 65,000 pour mu delay affaire yi because of waa ji bi mu ko laajtee ndax da nga agree ne man waa ji dina la jox beneen kër waa ji ne moom waxut ak Manga fen affaire yi kër te loolu la gumloo ki ko jox 65,000 moo tax kooku génne screenshot si li ma dégg si liñ ko allege léegi 65,000 boobu noonu moom Manga si boppam mu message waa ji ne ko na wax gars yi ne kayiti kër bi mu war a jox waa ji 65,000 bi si loolu la ko nekk di liggéeyee transfer papers yi la ko nekk di defaral tey la xaw ma démb mu ñëw génnee beneen statement ne waa ji daf ko fay pour legal fee. waaw loolu lañ gis. you understand so because gis na ne bële make good sense because moom du land dealer du agent moom police officer la he is a prosecutor su fekkoon ne sax waa ji dafa nangu beneen kër sax they have to go to the courts or gars yi am agreement bu ñoo war a am ak lawyer yi pour war a determine ndax waa ji sax nangu na waaye waa ji mu ne moom waxut Manga ne moom soxla na beneen kër pour waa ji jox ko beneen kër te dafa wax waa ji ne saa yi su nangoo dinaa la saa ki jël 1.2 million daf ko ne waa ji su nangoo dinaa la jox 65,000 su nangoo pour ma jox ko beneen kër lii moo indi exchange yi 65,000 bi mu kool waa ji nekku di jël nga gis texte bi mu ngi koo wan ne ma ngi laa kool nekkuloo di jël yiwul si xam nga di nga gis loo xamante ne ni dina la beeta waa ji si la ko communicate seen code 20 senat code 20 waaye fii aduna bi waaye ni digital wall Wave la yaa leen may Wave la so Wave maa ngi lay waaw maa ngi jégal si advertisement bi waaw système bi gaa yi use maa ngi jégal si advert bi système bi gaa yi use sorry for that Lamin maa ngi tuub so da ngaa gis ne si exchange boobu noonu ñu ne wante xaalis bi si la waajam access bi ba screenshot ko seen ko beneen lawyer boobu nag moo gis ne kii games la nekk di play allégation bi moo tax gars yi expose ko online because gis nañ ne senior prosecutor la amaana suñ ko toppee sax du mujjee fen because gis nañ fi police officer boo xam ne mu ngi fi doon def ay mbir yoo xam ne di vidéo boppam si site social media bi nit ñi gis ko seen téléphone yi tayile dem na police headquarter moo ma welcome si welcome in room bi ma dugg si internet moo ma welcome koo xam ne waaw ndax bii dina demee noonu waaw loolu laa wax ne ma ne la gis nga Garmi foog ñu am système buy police di police man fii su passé human right commission boo xam ne sax mooy loolu respect guñ ko fii ñaata human right lañ fi break fan la dee mujjee ndax government bi sax faale na human right commission recommendation dañu war a am système buy police di police waaye ñun suñ système bi kan moo dee police di police
ñoom it neen dañoo gis ne kii suma doomi nijaay la kii suma doomi bàjjan la kii suma xale la maa ko yaaga amee nii ñuy balbalee di ko béy-béyal benn weer ñaari weer Gambie la nit ñi léegi ñu fàtte ñaata police ñoo fi am scandale fan la mujjee Garmi bu doon yow la tey yaa ngi si seeli Banjul bi yooyu di la maata ñu la indil mbuuroo botaat tii bu tànga loolu moo fi nekk noonu dama laa expliqué bu doon man la tey du ma fanaan ni suma kër suma mbokk yi lu wér la ñoo teg balaa maa dugg suma kër wante xam nga Garmi lenn la ñu war a laajte suñ boppa senior prosecutor koo xam ne yow tamit xam nga rek gars yi dëggal la they have high hopes in him soo gisee police force bi identify ko pour mu war a bokk si anti corruption am lii bi daf laa wan ne ñi nga xam ne ñooñu la nguur gi óolu pour ñu investigate luubal moom mu war see bokka ak Gambie lu moo bëri nit bëri legal mind in the system moom police command bi war ko identify Garmi loolu dafa war a speak a high volume pour wan la ne kii gars yi dañ am si moom yaakaar soo conduct si nii su fekkee ne moom façon ngi conduct si la am allégation bi dem na ba gars yi ñuy wax ne sax ñi nga xamante ne daf di am seen case yi suñ amee biir suñ buggee biir sax moom dafa am lu mu leen daal laajte allégation si yëpp loolu yëpp si la bokk yi ko gars yi allège so man bu dee man gëm naa ne comme li suma broda wax Mr Jah ne lii bu dee lu am la wala nekkut lu am police yi dañu war a génn ñu make am statement wane ne dëgga lii lu am la te ñoom gis nañ ko ñoom ñi dineen ko investigate seen ndax dëgga la wala du dëgga wante man gëm naa ne xam naa ne daal daaxum ganaar bul na si yóbboo kaso moom yemewul woon si kis Mr Jah noo gisee mbiru James mu ngi circulé ci kii comme ma waxaat rek mu leer ñun confirm wuñ anything jotuñ any official report waaye moo tax ñu wax allégation gis waaw pour mu leer rek gis nañ ko ci social media bi dëggalam du dëgg xëy na ci kanam dinañ ci xam dara waaye tamit ñun faaw ñu waxtaan ci nan nga gisee mbiru James Manga bi nga xam ne jamono ji moo nekk di def news ci social media bi ku ne di ci yëy yàbbi naka nga ko gisee police senior police prosecutor ñu koy tudd ci yu mel noonu tey dina gàkkal deru police and also dinañ dem sax ba correctionnaire because of yàgg na handle ay case bu fekkee lu am la police tamit seen tekki-tekkaaral bi yooyu nan ko koy jàngee Mr Jah waaw jërëjëf Garmi maa ngi laa nuyu di nuyu. no bul worry yow demal rek léegi because jégalu si time bi. no it's okay it's fine si lateness bi. it's fine. man lu ma siy wax rek daanaka du bëri. because waxkat yi wax nañ seen xalaat. te leeral nañ si lu bëree bëri. man lu ma wax rek mooy ne. su nekkee ne issue bi is anything to go by. jar na ñu def si an independent investigation. pour jéem a xam daal mbir bi dëkk bi fan la féetoo because man jàpp naa ne Gambia Police Force ñu ngi def liggéey bu rafet si réew mi te yu mel nii dafa indi a setback si liggéey boobu noonu so obviously kon su nekkee ne am na doomi réew boo xam ne jóg na wane ay information yoo xam ne jaar na si moom ak David dëgga la wala du dëgga loolu luwaa moo ko mun a leeral waaye for now dañ jàppane allégation la te yaakaar naa ne at the end of the day Gambia Police Force dinañ def investigation so investigation nag dafa bëri façon mun naa nekk loo xam ne dañ koo feeñal mun naa nekk loo xam ne dañ koo def si biir institution bi waaye at the end of the day ñun daal lu ñu yaakaar mooy ne dinañ génn waxtaan ak nit ñi xamal leen dëgg bi fan la féetoo because police moo fi nekk pour ñëpp tey institution boo xam ne daf fi nekk pour ñëpp suñ leen déggee si yéena yi loolu dañ ko war a gaawtoo jéem koo leeral ba nit ñi xam fan la dëgg bi féetee so for now man lii rek laa am lu ma si wax di la jaajëfal jërëjëf alright da nga si commune wala da nga bëgg non waaw man non su ma ñëwee dama bëgg waaw li ma dégg sa paneliste yi analyse I think it's sufficient opinion li nga ko waxee rek xam naa adequate information has not been out there yet